Bismillah, Ila Billah, in the name of Allah, paix salut sur tous les prophètes, particulièrement sur le sceau de la prophétie. Paix salut sur les anges, les saints et sur tous les croyants. Louange à Dieu comme il le veut, quand il le veut et où il le veut. Louange à Dieu jusqu'à sa pleine satisfaction. Asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Ndindy Actu ñi dellu seeti di leen nuyu di leen indileet seen beneen numéro émission ganuk bés bi. ganuk bis bi nag tey dafa am kilifa gu mag gu ñu dalal mu di monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye moom nag dinaa leen tënkal tuuti ay jaar-jaaram ak fa mu cosaanoo. Serigne Mbacké Ndiaye mi ngi cosaanoo dëkk bu ñuy wax Xombol mi ngi nekk ci département de Thiès kon moom nekk na ci parti démocratique sénégalais mi ngi fa dugg kon 1975 bu fekkee dañ jiw monsieur le ministre après de rectifier donc 1975 donc au milieu des années de 70 donc ci la dugg ci parti démocratique sénégalais alors mu nekkoon tamit secrétaire union des jeunesses travaillistes UJT ginnaaw bi nag nekk na fi PCA caisse nationale du crédit agricole nekk fi tamit directeur de cabinet bu maître Abdoulaye Wade nekk fi porte-parole de la présidence de la République ci jamono yi maître Abdoulaye Wade kon de 2000 à 2012 alors monsieur Serigne Mbacké Ndiaye kon parti démocratique sénégalais lañ ko gën a miin waaye am na ci yeneen jaar-jaar ci yeneen parti yoo xam ne jot na fa jaar mais ci parti démocratique sénégalais lañ ko gën a miin ku nekk nag Sénégal miin nga ko ci liggéey bi nga xam ne def na ko ci nguurug Abdoulaye Wade donc de 2000 à 2012 moom la ñu dalal tey ci ganuk bis bi di ko nuyu bu baax di ko ziar monsieur le ministre ñi ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyoon teg ak suñu mbokku internet yi. waaw maa ngi leen di nuyu di leen dalal di leen sant bu baax sant leen ci li ngeen ma may ma mën a saafonte ak askanu Sénégal askanu àddina bi yëpp waaye nag tàmbalee ko ci sama xarit sama baay sama lépp di sëñ Fata moom ni mu koy waxee rek moo ma soppal boppam donc di ko nuyu di ko ziyaare di ci jaare di nuyu Xaadim Fata di sama wóllëre wu yàgg ak ña ma doon àndal ñëpp muy Sall Sidi muy Sall Taïf muy bari nañu daal groupe boo nga xam ne yàlla daf ñu booloon ma di leen nuyu di leen sant bu baax a baax a baax nit nag day xam boppam loolu def naa nit dina yombal lu bari ndax su fekkee damay dugg ci waxtaan woo nga xam ne maa ngi koy du jaarale ci Ndindy dafa am waxtaan woowu neneen lu muy tëdd ak leneen lu muy def ci ñun kon damay dolli ñaan rek yàlla nañu yàlla suturaal ba lépp lu ñu fi génnee di kàdduy taalibe moom la ñu bëgg a doon jafe na nag jafe na lool mais ci la ñu juddu ci la ñu nampatal ci la ñu yar moom la ñu jéem a doxal jéem ci également yar suñu njaboot li ci des nag ci wàllu portrait bi xam nga moom présenté ni dafay xaw a jafe dafay xaw a jafe lool rawatina man bugguma sax di wax lu jëm ci man de sorte que ñaare bu nit waxee rek dama naan waaw noonu la ba ci biir waxtaan xëy na yenn ñu mën ci dellusiwaat donc li ci am solo daal mooy jàppal ne ni nga ko waxee PDS laa dugg ci politique muy 1975 yi ci des yëpp danañ am occasion dellusiwaat. Incha allah alors moom nag ci jamono jii nii am na benn parti la wala mouvement la. parti. d'accord parti am nañu parti bu ñuy tuddee convergence libérale et patriotique CLP. ak benn rassemblement boo nga xam ni yeneen mbooloo ñoo ci nekk ñu tuddee ko rappel. Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme. ok rassemblement pour la pérennisation du libéralisme loolu moom après di nga ñu tekkil lu tax nga bëgg lu tax nga tuddee ko noonu sa parti boobu alors li ñu fas yéene waxtaane tey ay points la yoo xam ne ay pàccal la yoo xam ne dinañ ci dikk benn par benn xam naa ni nag bon bu fekkee ni waxtu wi dinañu ko may incha allah di nga ñu mën a développer wala ñu tënk par rapport ak ni ñu koy tàmbalee bu njëkk bi mooy bëgg nañu waxtaan ak yow ci discours président de la République d'ailleurs ñi ngi ciy profité wale di la souhaiter meilleurs vœux bonne heureuse année di la ko souhaiter yaak sa famille ñuy fàttali ni tey ci sa kër lañ la fekk si alors di nañu fas yéene waxtaanee aussi li nga xam ni moo di criminalisation du viol maanaam soxna yi nga xam dañ leen ni dañuy yegg ci ñoom ci lu dul seen coobare incha allah dinañ ci waxtaan ndax am na loi bu ci génn defe naa ba député yi woote nañ ko assemblée nationale. alors dialogue national bi waxtaan wi nga xam ne président woote na ko ngir nit ñi mën a jokkoo waxtaan te monsieur le ministre Famara Ibrahima Sagna jiite ko.
alors bëgg nañu waxtaane tamit monnaie éco bi nga xam ne incha allah moo fas yéene remplacer le franc CFA en 2020 defe naa ne fii ak ay weer incha allah loolu dina am Sénégal zéro déchet. ku nekk xam na ni président Macky Sall moo ko initié donc inciter maire yi ak population yi pour ñuy nettoyer aussi di ngir dëkk bi mën a set ba créer ci lu ñuy tuddee cleaning day voilà loolu après dinañ ci dugg ci yaatal gi incha allah zéro déchet situation politique nationale ak relation Wade Macky troisième mandat ak voilà ak sa démarche politique incha allah kon ñu tàmbali monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ci point bu njëkk bi mu di le discours du chef de l'État 31 décembre bu ne coutume la daf koy def donc waxtaan ak askan wi bu fekkee ni suivre nga discours boobu lan nga ci jàpp. pour naa ko naam du sax ni ma ko bëgg a suivre parce que mi ngi ma fekk Maroc ci invitation bu ñu ma fa defaloon ak koo nga xam ni rakku buuru Maroc la maanaam cousin moom la mu invité woon ma ak ay yeneen kilifa yu jóge Italie ñu daje fa. mais terewul nag fa ñu toogoon dama leen fa bàyyi bi heure bi jot dem dugg ci internet bi pour suivre discours président nag léeg-léeg ma dégg nit di wax naan waxul ci nangam waxul ci nangam waxul ci nangam te discours à la nation discours fin d'année du discours boo nga xam ne président daf ci def bilan bu ngeen fàttali ko parce que xam nga aussi nit ñi dama defee ne xëy na ñun ñi politique ñooy dugal nit ñi tuuti ci ay erreur ndax bu ngeen fàttali ko jamono yi président Wade def na fi discours à la nation wu 45 minutes ñëpp naan dafa gudd alors boo defee discours ñu ne dafa gudd boo defee discours bu gàtt ñu lu tax waxul ci lii il faut ñu xam lu ñu bëgg parce que boo demee tey par exemple réew mu mel ni France réew mu mel ni États-Unis tous les pays développés discours à la nation c'est entre 3 minutes et 5 minutes su baree ba bari 7 minutes lay doon fekk réew mi am lu muy traversé lu doy waar parce que discours la na mooy li nga wax les meilleures bonnes heureuse année génn nañ ci at mi yàlla nañ yàlla defal jàmm ci at mi ñu jëm loolu rek mooy discours à la nation donc xëy na léeg-léeg présidents yi surtout fii dañ ciy profiter di ci waxaale ci yenn secteurs yoo xam internet mais kenn mënul waxandoo lépp maanaam li nga bëgg a def ci juróomi at wala li nga def ci juróomi at doo toog ci discours à la nation di ko fa wax donc li ma ci jàpp mooy discours bu am solo la te it man damay faral di wax ne ànduma ak benn parti ànduma ak benn leader mën nañoo làng nag waaye sama parti man mooy Sénégal léeg-léeg sax nit ñi ma damay toog baag du ma xam foofar man ko c'est très bien parce que loolu mooy sama objectif tey ku ma munti àndal li ma gëm ni mooy ñaari réew mi ci la ñuy ànd bis boo ci noppee jaar tàggoo nañu aw yoon aw loolu aw ma ci lu may nëbb aw ma ci lu may làq tey nag damay faral di wax ni li ma mën a may Ablaye Wade ci politique du ma ko mayete doomu aadama ci politique mooy xëy na mu mën a def sax lu dul noonu ma ànd ci ak moom def lu ma d'accordul ma mën ko muñ mu wax ma loo nga xam ne xëy na mën na ma ko waroon na ma ko bañ wax ma mën ko muñ du ma ko may keneen. léegi lu waral loon nga may loolu Wade te doo ko may ci des. waaw dafa bari d'abord Wade dafa sos parti 1974 man ma bokk ci xëy na premier groupe de jeunes bi ci jëkk a adhéré après ñoom Serigne Diop après Ablaye Faye après Suzanne Sanoxo après Mohamed Seck ma ñëw joindre muy première génération UJT boobu kenn doon wax UJTL booba ñi ñu dégg après ñëpp ñuy wax seen compagnon la Ablaye booba xamuñu sax kuy Ablaye ay Idriss Seck yooyu mosu ñoon bokk PDS c'est ça la vérité historique. da nga koy sànni xel wala non pas du tout c'est-à-dire que histoire aussi dañ koy wax ni mu demee bëgg nit ak bañ ko du tere nga wax li am ndax lii ñuy wax tey moom la xale yi di jàng ëllëg moom la suñuy doom di nett li ginnaaw ëllëg donc boo ciy wax ak lu mu métti waxal li am ndax pour jël le cas de Idriss Seck 1974 75 76 77 78 su bokkoon PDS su ca bokkoon dëkk Thiès man ma dëkk Thiès du ma nekk secrétaire général du UJT ànd ci ak Ngirane Ndiaye Pam Moussa Diop Maysa Dieng Christine Léa Faye ak ñeneen te booba xamuñu ko ci biir parti bi ko wane ne bokk ci woon. mais sax en passant am na sax benn njombe bu ngeen ko mosoon def ba ñu jàpp leen def naa ci kaso bi parce que da ngeen a woo Puritain Fall invité ko jël ko séquestré loolu moo dew monsieur le ministre yaa ngi mais waaw waaw dinaa rey parce que waaw maa koy fal parce que ci la ñu di jàppee vraiment sonal ba dugal ba ci kaso bi
ñi ci des ñu bàyyi leen parce que en vérité man la woon ndem si yàlla Ngiraan Ndiaye Ngiraan yi jotu fa yàgg sax def naa ni une semaine la fa def ñu bàyyi ko ak Pape Samba Sylla man ak Pape Samba Sylla ñoo fa desoon Ngiraan donc ñu mettre ko en liberté provisoire alors ñu yàgg fa lool nag parce que mooy lii mooy rek pour dellu si kaaw Abdoulaye Wade boobu puritain jóg na ci tànku tas PDS def benn conseil national am génn ay tract joxe ni Abdoulaye nekkatul secrétaire général du parti bi jaxase daal parti bi te it loolu bokk na ci li nga xam ñun mënuñu ko seetaan mooy pour dellu ci question bi nga wax rek Wade dafa créer parti ñun ñëw fekk su ko ànd ci ak moom mu am lu ñu gëm di ko xeex ak moom gëmoon ni moom dong lañ ci mën a àndal pour am ci victoire moo tax am na yenn yu nit ñi di wax lii di ko dafay mel ni démocratie amul lenn loo nga xam ne dañu xëy rek mu am dañ ko xeex bu njëkk mënoo woon a def meeting baa nga def réunion te amoo autorisation mu metti loolu ci ñun dëkk bu ñu mësaan dem maa ngi fàttaliku dem nañu tuubaatul benn meeting boo nga xam ni xeex bu métti fa la amoon parce que ci xël ga nekk ci marché tuubaatul lañ doon def suñu réunion responsable PS fa nekkoon à l'époque ni ñu du fi amee parce que boobu benn parti benn rajo fi nekk muy rajo Sénégal benn télé fi nekk benn journal la fi nekk muy Le Soleil donc soo bëggee def dara ñun la du fi amee ñu di ko xeex ba ci la ñu am loi bi ñu tuddee la loi 7802 du 29 janvier 78 loi boobu moo lay wax ni booy meeting mbaa ngay marche wala ngay def lu mu mënti doon du autorisation ngay demander déclaration ngay def déposer ko loi boobu dañ ko mujj dugal ci constitution bi moo tax léegi koo wax mu ni la lu tax ñu interdit suñu marche constitution moo ñu ko may mais dafa am lu jar a leeral foofu constitution bi moo wax ni am nga droit bind am nga droit wax am nga droit marche am nga droit meeting mais daf ci teg ni loolu aussi suma gars yi bu ñuy wax dañ ciy bañ a egg dañ ci teg ni loolu nag pour nga def ko da ngay dëppoo ak loi ak règlement yi nga xam ne tëral nañ ko ci réew mi ba pare indi nag loi 7802 bi ma lay wax nii wax ni pour nga def ko da ngay def déposer ko auprès de l'autorité muy le préfet le sous-préfet mais préfet ak sous-préfet boobu constitution bi aussi moo leen wax ni nii ak nii bu ko tëddee am ngeen droit interdire ko donc maanaam bu leen yegg fii bu leen maanaam comme li gars yi def keroog dem ba yegg laal grille palais beeg yu demee noonu quoi te du wax waaw voilà c'est-à-dire que loi bi daf lay wax ni autorité bi muy préfet wala sous-préfet bu càmbaree gis ni lii mën na jur tooxi doona gis ni lii moom mënu ko contrôler gis ni am na lu ngeen ca lal lu bokkul ak li ngeen di wax constitution bi moo ko may droit mu interdire ko te it nag il faut ñu nangu ni kii préfet wala sous-préfet wala gouverneur wala ministre bi wala président la muy xam yow doo ko xam parce que ñun ñaar mën nañu daje ñun ñaar wala ñetti ne nañ def nangam mais kenn ku nekk am nga loolu lal loo nga xam ne sa morom mën na ko bañ a xam donc pour dire que dellu si li ñu wax ni yooyu yëpp ay xeex la yoo nga xam dañ ko fi am bu njëkk buñ daan voté électeur bi bu ñëwee ci bureau de vote bi du wane carte d'identité carte électeur am rek lay wane li taxoon loolu mooy partial dañu waxoon ni sooy bindu ji joxe nga sa carte d'identité kon sooy wote ji jarul nga di ko joxe mais loola dafa am lu mu laloon la mu laloon mooy dañ doon def bu ñu distribuer carte yi ba wetu heure wote jot dañuy jël carte yi jox ko ñoo nga xam ne amuñu ay carte mais comme loi bi dafa wax ni boo ñëwee di wote doo wane sa carte d'identité su ma ñëwee indi sama carte de kenn amul droit ni ma tuddoo nii parce que su ma ñëwee tey tudd Serigne Mbacke Ndiaye indi carte d'identité indi carte d'électeur Moussa Diop kenn mënu ma ni du sa carte d'identité du sa carte d'électeur. mais monsieur le ministre ci jamono yooyu ñu xam ni jafe woon ne xam nañ ni télévision 1972 la ñëw Sénégal 73 74 ngeen créé seen parti alors ci jamono yooyu lan moo nekkoon seen déedéet non mais c'est-à-dire ñëpp xam nañ dafa jafe woon pour def politique maanaam Senghor moo fi nekkoon ci jamono yooyu te daanaka nit la ko woon koo xam ne ko amoon doole la ci jamono yooyu alors yéen lan moo leen mayoon courage ba tax ngeen bëgg def politique ànd ak Ablaye Wade est-ce que amoon ngeen yaqin ci ne yéen bis di ngeen mës a accéder au pouvoir. waaw très la question bu am importance gi noonu parce que ñun ba ñuy dugg ci politique li ma wax ni mën naa ko wax turu ñi ma la limal ñëpp ak ñeneen ñoo nga xam sax li mu ma leen ba ñu dugg ci politique doon pour am ndomb tànk parce que man bi may jënd carte bokk PDS xalaatuma woon ni dinaa jiite sax ab comité
waxuma la dem bañ ñu naan ma monsieur le ministre ngay toog table conseil des ministres mais dafa am lu ñu gëmoon man su ma jëlee sama expérience personnelle man suma bàyyi dafa def guerre 14-18 ba muy dem dama koy fàttali toujours ci Serigne Touba la jaare mu dem guerre 14-18 dellu si waat suma grand frère xëy na mun nga bañ a xam mais Sénégal yu bëri xam nañ ko mu doon Omar Ndiaye nekk syndicaliste chemin de fer Thiès nekkoon borom këru soxna Mantoulaye Diène mi nekkoon ministre dans le gouvernement de Abdou Diouf. Mantoulaye moom xam naa ko. voilà jëkkëram mooy suma grand frère mu am lu bëri lu mu def ci man su ma nee lu mu def ci man mooy xam nga ndaw dafay baax muy fekke waxtaanu mag boo nga xam daf koy conscientiser day ubbi xelam tubaab yi naka lañ mel ak ñun tubaab yi nañ leen lan lañ doon toroxale gouvernement bi xeex yi mu doon xeex ak syndicalistes yi moom Omar mi nekkoon suma grand frère xeex bi mu doon xeex ak Jean Collin tout puissant ministre d'État yooyu ma fekke ko benn bis ma jógee Thiès ñëw Xombol bi ma wàccee ci garage bi di ñibbi fekk ci wetu fi nekkoon onkat bisu samedi la du ma ko fàtte mukk ay nit ñu toog ci suuf ay gendarme taxaw wër leen comme tous les jeunes ma ñëw di seetaan lu xew ñu ni ñii kat dañoo leboon engrais ay machine jiwu amuñu lu ñu fay ñu jël leen dañ leen di poudre dugal leen ci kaso bi benn hangar bu fa nekk ba léegi ma nga boo demee Xombol ma nga fa temps boobu Moussa Ndoye bi mujjoon nekk ministre de la décentralisation moo nekkoon préfet Thiès loolu du ma ko fàttaliku dafa ma marqué Habib Thiam nekk ministre du développement rural loolu dafa nekk un tournant dans ma vie politique loolu marqué ma ba nga xam ni yàlla seede na ni bokk na jël tax musuma jaar fu Senghor jaar ba suma ay xarit ni ma am na parti bu bees parti bi nu tudd ñu wan ma numéro 0 démocrate ñu wane ci Abdoulaye Wade mu taxaw boot loxo yi ñu def ci biographie et tout ça mu intéressé bu ñu militer ci parti boobu donc di xeex pour que yooyu nga xam ne gisoon nañ ko ci réew mi mu deñ et que li ñu Abdoulaye Wade aussi dekkoon lu ñu gëm par exemple boo xoolee à part les libertés yi nga xam ne mi ngi ko doon xeex parce que plateforme bi nga xam ne moo créé PDS dañ ci jëkk wax ni restauration de la démocratie au Sénégal parce que boobu benn parti fi am ñun ñu d'accord gëmoon ni benn parti warul am bokk na ci li mu doon def mooy xeex lu mel ni ONCAD à l'époque parce que ñun jàppoon nañ ne ONCAD ci lu sonal baykat yi ci la bokk te ñun ay baykat lañu donc muy engagement politique boo nga xam ne dañ ko am sans ñu calculer ëllëg ki si biir war nga ci am lii war nga ci am lële musuñu xam ne PDS am na xaalis musuñu ko xam. bu fekkee monsieur le ministre da ngay jàngat jamono yi 1960 parce que ci année yooyu la wàcc si jëm 1970 ba 78 ba 80 nga xam ni Senghor ci jamono yooyu ci période boobu la jiite Sénégal boo koy comparer bu fekkoon da ngay def comparaison ci wàllu comportement nit ñi seen maanaam seen nekkin ak seen doxalin nag yu demee noonu lan ngay wax dañu avancer wala dañu reculer. waaw dañu avancer bu baax a baax a baax bien que nag am na yuy am léegi ñu di ko ñaaw. point de vue moral laay wax du point de vue comportement xam nga civisme. waaw lay wax ni moo tax man la bien que am na yuy am tey ñu di ko ñaawlu te daawuloon am bu njëkk. ma joxe benn exemple xam nga ñu ngi wax cleaning day mu mel ni lu bees te pourtant beesul ci réew mi ndax bu njëkk ku nekk da nga daan gis bu ñu xëyee suñu yaay yi ak suñu maam yi dañoo génn bale seen buddu kër ba mu set lay ko yëpp ba mu set kër gi dañ koy lay fépp dañ koy nettoyer nga gis chaque semaine lii nekk service d'hygiène bu njëkk mairie dañ daan wax naan visite baa ngi ñëw visite bi lañ ko daan tuddee muy service d'hygiène bii tey dañ nga ñëw dugg ci kër yi xool ruq yi ubbi sa ndaa xool est-ce que ndaa li set na est-ce que am na walax njaan kër gi am na fu tilim ou pas su amee fu tilim ñu marqué la noonu lañ ko daan tuddee yooyu amatul léegi bon nga gis ni doom ji ci kër gi yaa ko jur mais du sa doom yow rek koñ bi yëpp ko doon yar dëkk bi yëpp ko doon yar soo defee la war def ku jëkk ci yow dalay wàññi te boo demee sa kër doo ko ñemee nettali parce que boo ko nettalee sa waajur dolli la ci loolu amatul tey alors nga gis ni sutura nëbbalante na mu daan amee amatul tey
parce que bu njëkk su ma doon dox ba gis nga gis ma man may def lu dul noonu di nga fexe ba ni ma lii kat bu ko def ñun dañu daan wax ni borom kër buy dugg si ci këram bu tolloo ci biti bu yorul dala sa ne xaddamtiku ba waa këram xam ni borom kër gaa ngi dugg si ñu defaraat seen toogaay léegi dañuy yàkkamti gis la nga def lu dul noonu ñu filmer la dugal ko ci réseaux sociaux yi. mais loolu lan nga jàpp ni moo ko waral. li ko waral affaire li ma ci jàpp peut-être bokk na ni xam nga bi ñu indi mondialisation ak globalisation ñun ne nañ ci sëbax te xamuñu mooy lan. xam nga amul lenn luy xew ci réew mi tey ñu di ko wax te daawu fi am viol da daa am moo tax mu am tur ñu doon ko tudd yekkataan agression da daan am moo tax ñu doon wax addu kalpe parce que lu amul woon du am tur ci olof te dafa am tur ci olof donc daana am mais différence bi mooy bu daan am par exemple Kolda waa Ndakaaru duñ ko yëg su amee Dakar waa Matam duñ ko yëg wala dañ ko yéex a yëg ndax lay tax ñu yëg ko mooy kenn ay jóge fii di dem ba egg foofu waxtaan ba wax ko fa kon mën naa yéex a siiw léegi nag bu ne cocc ci minute bi ñëpp jot ci donc mondialisation boobu loolu dafa bokk ci lu mu indi alors nga gis internet bi au lieu ñun ñu jël ci li baax parce que ñi baax ngi ciy jël li ci baax di ci jariñoo man am na sama benn doom bu am 10 ans saa bu ñu toogee day génne ay question di ma ko posé yoo xam dama ko wax Seydina bu ma laajati parce que li nga may laaj xaw ma ko parce que ci internet bi lay dugg par exemple day dugg ci sport comme dafa bëgg football wala mu dugg ci histoire génneel ma dara dugg ci géographie le pays le plus grand du monde tant de fàtte naa ko loolu maa ngi ko doon jàng primaire wala mu wax ma benn dëkk ni ma papa est-ce que xam nga tel dëkk fan mooy capitalu ban dëkk la xamatuma ko te pourtant yooyu ñoom ci internet bi lañ koy jëlee kon internet bi ñi bëgg a baax ñi ngi ciy jël li baax di ci jariñu mais ñi bëgg a mel neneen aussi ñi ngi ciy profiter pour di yàq donc progrès yooyu nga xam ne technique bi am na ko science am na ko tey moo indi yu bëree di am ci réew mi te ñun xamuñu ko woon mais am na avantage ndax tey suñu sàngib sëñ Mountakha Bassirou bu taxawee ca Touba ne nangam jarul muy yónnee ndigal di ko joxe fa mu toog di ko wax le monde entier ñoo koy jotandoo donc loolu avantage la boo nga xam ni indi na ko tey fi ñu toog di wax ANOCIM génn na benn communiqué pour wax ne moytu leen géej gi kat parce que diggante Joal ba Dakar alors am na ngelaw lu métti lu fi am loo nga xam ne gaal gu mu fekk da lay daaneel loolu science ak technique moo ñu ko may donc am na ay avantages mais aussi am na ay inconvénients donc pour conclure ci question boobu mooy mag ñu jëkk ñi te it éducation ba woon amatul xam nga man par exemple nit mënul ko amee maqam ba mu romb lu gudd nuyu la du ma ko def lu tax loolu bi may nekk boobu def maa ngi def C1 ou CE2 dañu nekk ci mbedd mi noonu di foofu suñ benn directeur d'école bu baax monsieur le ministre li wax garaaw na de kon soo ma romboon guddi ñi doo ma nuyu ok nuyu alors mu romb ñu ñëpp ñu daw nuyu joxe loxo du ma la xool su ma benn jarbaat bu nekk ci kër gi dañu tas dama dugg ci benn pâtisserie am lu ma fay jënd li ma duggee jënd li may jënd dem mu ñëw naan xale yi baa tas lañ bi mais gisuma ma ne ko maa la gis nga sol lii ak lii ànd ak diw mu sol lii ak lii ak dama leen faalewul ma leen parce que bi ñu duggee maître boobu ñëw ñu daw ñu nuyu ko Ismaïla Diop lañ ko dox directeur d'école xombol kii su bëggee mu ñëw suñu classe front sur la table ñu tëgg mu jël karawaas ku nekk mu ñadd la ba sa xol sedd mënuñu laa nuyu tous les chats sont gris boo rombee nit guddi bu ko nuyu parce que guddi yàlla moo ko sàkk ndax sutura donc su ma la rombee guddi du ma la xool bëccëg nag loo sori dinaa la nuyu mais donc yar yooyu ñu daan yar pratiquement moo amatul léegi. en résumé monsieur le ministre wax nañu jaar-jaaram ci wàllu politique wax ñu aussi ci jamono yooyu ñoom nan lañ doon doxal seen politique ak tamit comportement bi nit ñi amoon mu méngale ko ak ren wax na ni réseaux sociaux yi la am na ci lu baax am na loo xam ne tamit safaan la mais dafa am benn hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu rek moo tënk wax jëpp kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yawmal qiyaama c'est-à-dire nee na kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la
waaw te dinañ la laaj la nga doon sàmm donc charité bien ordonnée commence par soi ci sa biir kër ngay commencer yar sa njaboot bu fekkee bëgg nga ñu amee comportement bu baax toujours ba tey ñu ngi ci Ndindy Actu seen émission ganuk bés bi ñu dalal koo xam ne nag wax dëgg mbégte la toujours di toog ak moom ndax dafa am lu ñuy tuddee générosité de parole te li muy wax lépp njëriñ la macha allah alors pour ñu tëj chapitre discours président Macky Sall gis nañu ñaari at a ngi nii muy woo journalistes yi ginnaaw bu defee discours ba noppi dajale quelques journalistes ci nga xam ñoo nekk ci les différents organes ñu laaj ko muy tontu li ma bëgg rek nga wax ma est-ce que liñ ko doon laaj mi ngi ci doon tontu ak ñoom lañ ko waroon a laaj nañ ko keroog.